jërëjëf su ma bëggee nekk maire Bambey tey c'est parce que man lépp luy jàppale ay doomu aadama ay groupe organisé ci loolu laa mas di yëngatu depuis que may nekk xale ba nëwén à travers le mouvement associatif et tout cela c'est pas pour que je fus une fois le président ma nekk président ASC Penc nekk fi président ODCAV nekk fi président ORCAV nekk fi premier vice-président ONCAV chargé de la commission qualification règlement et pénalité yooyu ma doon def à l'échelle de ces structures moom laa bëgg a def dans un cadre macro ak moom laa bëgg a def ci cadre bu gën a yaatu avec la mairie mais ci wante nit ki dara gënul yées ngay xëccoo dara ba ñu jox la ko fekk mënuloo koo doxal amoo compétence moo tax enseignant laa woon ma dem inscrire université Cheikh Anta Diop def 3 ans à la faculté de droit def le concours de l'ENA j'ai même fait une formation à l'université des Mutants de Gorée dans le cadre de voilà exactement ci cadre renaissance africaine et développement te ci cadre boobu yëpp ci wàllu jeunesse la gënoon a tuuti de suñu demee ci université boobu samay bind mu nga fa ci cadre boobu léegi li nga xam ne aussi jàpp naa ko moo di que ni bu dee administrer rek une commune ci wàllu fexe ba mën a boole ñëpp ci biir li ngay def tubaab di ko wax gestion participative dale ko ci conseil de quartier yi ba ci conseil municipal ba ci commission yi ba ci bureau municipal bi ba ci conseil municipal bi yooyu yëpp ci nekk ñu criblé ko ba mën a ba citoyen bi mën a am premier niveau participation muy la muy réunion ca quartier ba di ci xel xalaat ak xel ñuy def ba soxali quartier bi ak am possibilité ñëw di conseil municipal fekk xool ndax la ñuy wax gars yi ñu ngi koy jël fii en charge ci conseil bi mën a def li ñuy wax contrôle citoyen ndax su delloo ca koñ ba dana xool ndax la ñu waxoon ñu ngi koy def wala defuñu ko yooyu yëpp ci cadre gestion la boobu ba pare organiser aussi stratification société bi yëpp ba nga xam ne fu ci nekk dana am bureau boppam boo xamante ne mairie bi danañ mën di collaborer ak moom loolu yëpp gis naa ne man bu ma ci taxawee vraiment dëkk bi dana dox te nag ñëpp la ñuy boole li nga xamante ni rek moo jëm ci wàllu ñiy jàng école muy lycée di CG di université yooyu yëpp jàpp naa ne la science léegi les matières techniques dafa am doole donc war nañu fexe ba Bambey am li ñuy wax ay blocs scientifiques ay centres de formation professionnelle et ak ay métiers case des tout petits aussi amu fi yu demee noonu école primaire aussi war nañ ko renforcer bien vrai que am na maillage bu xaw a correct mais fu mel ni par exemple ay bay dëkk ak yu demee noonu war nañ ko fa créer bon ci wàllu aussi jàppale élèves yi ak étudiants yooyu yëpp ci seen wàllu transport dëkkuwaay ba ci sax tike yi ñuy lekk yu demee noonu ensuite promouvoir école franco-arabe yi ndax ñu ngi former ay nit yu sell jublu ci wàllu daara yi def ay partenariat ak école privée yi ndax suñuy doom suñuy rakk yu demee noonu ñoo fay jàngee comme public bi donc war nañoo mën a développer ay partenariat ak ñoom ci wàllu wér-gu-yaram aussi wax dëgg yàlla war nañoo fexe ba nga xamante ni xarala yenn yi mën nañ fee nekk ba nga xam ne feebar yu bari dootul jar ñu naan nañ ko yóbbu Diourbel nañ ko yóbbu Dakar ak yu demee noonu ensuite poste de santé aussi ñu gën leen a dooleel jàppale leen mutuelle de santé yi nga xam ne léegi day régler ay problème mu accessibilité ndax moyen yombul yooyu yëpp ñu promouvoir ko jàppale leen renforcer aussi jàppale aussi service d'hygiène muy ci wàllu personnel di ci wàllu matériel di ci wàllu même moto wala ay oto parce que vraiment ndax ñu mënut a liggéey ndax feebar yu grave yëpp problème de santé la ba ci coronavirus bii xew nii yàlla na ko fi yàlla jëlee ensuite ñu développer benn politique boo xamante ni indigence li ñuy wax indigence maanaam ñi nga xamante ni joxalatul seen gannaaw te léeg-léeg ñu nekk ay situation santé yu doy waar mairie bi war na mën ci cadre boobu mu wóor ko ne ko lii lu réel la lu avéré la vraiment mu jàppale ñooñu
lu jëm aussi ci wàllu Croix-Rouge aussi yooyu yëpp dañ ci war a taxaw jàpp leen parce que ay structures lu jariñ askan wi ci wàllu assainissement bi aussi wax dëgg yàlla état bi def na foofu njàmbaar bu mag ndax dugaloon na fi 2 milliards ba gis nga ni mu wàññee ko ci Bambey li des rek mooy jàppe waxal jàmm rek jëmale li law na ca côté bële ba pare daal di jaar ci escale surtout fii ci wetu kii bi nu mu tëddi poste beeg yu demee noonu yooyu yëpp c'est des choses yoo xamante ni lu ñu war toppatoo éclairage public aussi gën ko yaatal ba mu dem ci yenn artères yi bien vrai que ne lampadaire et solaire yi yëpp a ngi fi ak ci quartier périphérie yi fu ci mel ni ay kër bay dëkk yu demee noonu yi wër Bambey ndox mi aussi ñu gën ko yaatal ba mu àgg ci koñ yooyu réseau électronique ñi gën ko kii marché central bi nga xam ne moo fi nekk mais wax dëgg yàlla ñi gën ko defaraat ba mu méngoo ak jamono bay xalaat sax ay yenn marché de quartier yi parce que Bambey nag màgg na pour suñu jigéen ñi bañ a sonn ci wàllu dem beeg dikk bi aussi war nañu jéem a gën a defaraat wax dëgg yàlla suñu gare routière bi taxi clando yi aussi ñu gën leen organiser ndax taxaw garage rek ku la soxlaa leew na fay liñ lay wooyee nga ñëw fay li koy yóbbu et cetera metti na te ku ne xam ne ne jamono neexul Jakarta ñu gën leen a organiser ak ñoo charrette yi lu ñu leen gën a organiser rek ci lañ leen di gën a mën a jàppale gën leen ma taxaw mais nag lépp luñ ciy def dañ koy waxtaanee ak ñoom parce que nit ki lépp looy def te fekkewu ko mën naa am di nga am loo ca bàyyi te du gën mooy loolu di wax rek borom ba kuy sàmmi mbottu moo xam mbottu mooy soo kon dañuy war di bokk toujours ci affaire bi ci wàllu artisanat bi aussi wax dëgg yàlla mënuma xalaat ñu am fii benn centre artisanat boo xam ne vérifié wu ma ko ba mu leer mais pare na ba ñu tëj ko ba am na sax gardien bu koy garder te ba léegi warta ba mënagut a dox donc jàppale artisan yi ñi am ay entreprise jàppale leen ñi promouvoir seen activité économique ba nga xamante ni sax dinañu mën a créer chambre des métiers loolu yëpp daf leen di gën a jàppale di favoriser aussi xam-xamu waa dëkk bi ak main d'œuvre buñ ko soxlaa ci projet yi fii am yëpp ñu jël ko ci waa dëkk bi loolu wax dëgg yàlla minimum la di ensuite di gën a jàppale ñi nga xam ne dañoo am ay xalaat fii ci dëkk bi pour lawal ay yenn koom-koom yeeg yu demee noonu ci wàllu jeunesse bi wàllu culture bi wàllu sport bi ku nekk xam na ne man lépp loo xamante ni dafa dem ci épanouissement jeunesse c'est une priorité pour moi ak ci domaine yëpp donc du ma fàtte subvention yi ñu war a gën a taxaw jàppale les artistes les musiciens les écoles de foot de basket et cetera ah ay équipements sportifs ci domaine boobu ak culturel ay services de sport mais lépp lu ñu ciy def ak jeunesse dañ koy juboo da waxtaane ak lu mel ni service départemental des sports ak service départemental de la jeunesse les lieux de culte aussi ñi nekk en contact direct ak ñoom muy culte bu mantiri doon parce que nit ki moom li mu gëm da nga ko koy fonkal mu mën a nangoo ànd ak yow ngeen mën a ànd liggéey ci domaine bu nekk ndax dëkk bi pàcc yëpp ñun ñoo ko bokk yenn groupe yi fi nekk muy les groupements féminins muy bàjjenu gox yi muy délégué de quartier ou les maïs c'est-à-dire les chefs religieux du comité de gestion yi muy wàllu santé wàllu scolaire yooyu yëpp ak les personnes du 3e âge les handicapés couche yëpp dañ leen war a organiser ba nga xam ne danañu am un bureau bu dee yu bari la sax ñu am un bureau fédéral boo xam ne day mën di toog ak mairie bi toujours ñuy wax ci domaine boobu parce que askan bi yëpp alors wax dëgg yàlla lañ fa war a nekkal ci wàllu canalisation je crois que je l'ai dit tout à l'heure investir na ci état bi def na fi 2 milliards loolu ñu koy gërëmee kay wax dëgg yàlla son excellence le président de la république ak ci wàllu PACASEN bi poste de santé DV bi nga xam ne tabax nañ ko réflexion mairie bi nga gis ni loolu moo ko waral place de l'indépendance bi loolu moo ko waral projet FERA bi nga xam ne mooy ñu nekk ci wàllu nettoiement beeg mbalit meeg yooyu d'accord dana setal dëkk bi muy lu baax mais dana joxaale aussi jigéen ñi ci liggéey ak xale yi ay emploi gis nañ aussi président Macky Sall ci wàllu leeral dëkk bi li nga xamante ni def na ko fi ci ay lampadaires yooyu bien vrai que ne war yenn rue war nañ ko éclairer ak quartier périphérique yi fi nekk aussi war nañ ci jéem def dara donc boo koy xool ak ci wàllu DER bi ak ci wàllu recrutement yi nga xam ne mi ngi koy def yooyu yëpp wax dëgg yàlla c'est très loin xaajul bay jeex li ma wax fii ci sama gis-gis pour ci soxali dëkk bi ak ci li nga xamante ni président Macky Sall def na ko des na lu bari ba ci ndox mi nekk université yooyu yëpp ba dañu labal ko fi biir dëkk. gis-gis tamit amoo ko ci dëkk bi.
Barma. Oui, mais c'est vrai ni ñi yore commune Bambey am na ay zone d'ombre parce que am na maanaam am na ay yoo xamante ni ay lëndëm la ndax ñi ngi dégg coowal suuf si ñi ngi dégg coowal marché yi ñu koy joxe parfois sax dañuy dem bay xool ndax ki nga xamante ni teg nañ ko à tel poste est-ce que toutes les procédures légales xam nga ba ak yooyu yëpp réunir nañ ko critères yi tout cela il y a beaucoup de choses yoo xam ne les gens en parlent mais xam nga quelqu'un su fekkee ne dafa bëgg a honnête ak moom zone d'ombre yooyu lëndëm yooyu day fexe ba mën cee xool ba mu leer ba diagnostiquer la fa nekk ba mu leer ci boppam en ce moment mu door a apporter une appréciation loolu mooy li nga xamante ni vraiment c'est une démarche scientifique la vision scientifique la nit ku honnête ak moom ci boppam noonu la war di doxee mais j'avoue que vraiment am na lëndëm yu bari ndax kenn ñëpp a dégg coow li nga xam ne ni am na ci foncier bi am na ci ni ñu joxe marché yi beaucoup de choses waaw xam nga après boo diagnostiqué il faut nga apprécier maanaam boo saytoo li nga saytu il faut nga am ci sa xalaat joxe ci sa xalaat ak na nga ko gisee boo ci paree il faut que nag nga jël ay décision parce que jubbanti day laaj jubbanti nag ay décision la su fekkente ne loolu am na parce que man nee naa du ma comploter kenn ci gannaaw askan du lu may xalaat du lu may def te nit nag day gore man fii ma toll nii bu ma santul yàlla gorewul ñaata xarit laa am yoo xamante ni ba ñu génnee àdduna yàgg na ñaata xarit laa yu am yoo xamante ni maa ngi ñoom a juddoo ba ñu juddoo ba nag ni ma suñu téye salaire yooyu yëpp te du sama njàmbaar du sama dara ci mbaaxu yàlla rek la aaju moo tax sànq ni meeting bi biñ ko defee muy taw laaj leen sama xarit li ma ci ñàkk ñetti fan yëpp kenn xamul nu mu toll fi mu nekk je suis lessivé financièrement mais bi mu tawee ñi dëkk ne nangam dañ def nii ngacc ndox mi ma neen non je vous en prie lii lu yàlla dogal la nañ leen ko nangu kontaan ci bàyyi meeting bi ñi ma nekkaloon a ngi ni ma neen man damay sant yàlla ba mu demee nii mais malgré tout ñoom ñi insister ma neen waaw comme ñoo ko seq te insister ngeen dem leen su ngeen mën a fexe ba ñuy àggali meeting bi ñu àggal man maa ngi toog sama kër far ñoom it yàlla may leen ci ndam ndax fexe nañ ba meeting bi quand même réussir ba ñu demee ba nga xamante ni gërëm naa ñi ma wuy si woon ñëpp bay waaj a joxe sama xalaat ci Bambey yëg tout ça ak naka laa administré Bambey yëpp xiin ba daal di jógaat nit yi di tas ma dagg discours ba looloo waral sax tey entretien bii ñuy def parce que xalaat bi bu ma ko génne wutoon du ma tëddee du ma nelaw parce que dafa nekk sama xol ma bëgg ko génne. sama jéego bu njëkk mooy créer les conditions de pouvoir d'avoir un dialogue franc et sincère sur l'ensemble des priorités de Bambey avec l'ensemble des fils de Bambey lii mooy sama créneau te loolu bu amee rek yoon feeñ. Merci beaucoup.